Serigne Isaaxa Mbàkke Serigne Abdul Qadir Bousso Serigne Cheikh Darou Sarr, Monsieur le sous-préfet, Seydil Imam Malik Mbaye, délégation bi fi teewal Jamiyat Mus'ab ibn Umayr, Monsieur le commandant brigade gendarmerie de Khombol, Messieurs les chefs du village, Monsieur le premier adjoint au maire, Messieurs, Madame les conseils municipaux, mbooloo mi fi teew ñépp maa ngi nuyu ñépp ci sama tur ci turu dëkk bii di Nduuf ak ñi ko dëkke ci turu commune Ndiéyène Sarax ak ñi fi dëkk tey bisu mbégte la ci man ma dikkaat wolof di wax ne tubaab bu màggatee day ñibbi Paris maa ngi dégg baatu monsieur le maire lu bari léeg-léeg ma dégg baatu excellence monsieur l'ambassadeur waaye tey baat bi ma taxawee mooy ndongo daara bi dellu si waat ci daara ji dellu ci baaxu maamam ci biir loolu nag dinaa sant bu baax Jamiyatu Mus'ab ibn Umayr te ka nekk ca bopp ba jiite ko di ar-Rais Mohamed Gaye xam nañu ne liggéey bi liggéey bu rëy la muy tabax lu toll ci juróom-ñetti kalaas jàkka bureau directeur toilette ngir góor ñi toilette ngir jigéen ñi te defaluñu ko kenn ku dul lislaam dañu ko def ngir jullit yi bëgg a yar seeni doom yarul islaam man leen a indi fii ñu jàngal leen alquran jàngal leen seen diine daara ji ubbeeku na kon insha allah ñeel képp ku dib jullit ak foo mën a nekk ci biir réew mi te xemme ma yar sa doom yarul islaam ñu fas yéene tàggat gone yi jàngal leen alquran jàngal leen diine yar leen alquran mooy ndey lépp alquran mooy loi bi nga xam ne ki bind bindeef yi moo ko wàccee loi beneen boo gis mbindeef a ko defar waaye loi boobu nag loi yooyu sariya boobu ki bind bindeef yi moo ko wàccee kooku nag léppam dafa mat ki léppam mat nag te lu mat moo ko matal lu mu def du manqué moo tax alquran di baax ci jamono ju ne mën a defar àdduna defar àllaaxira ci jamono ju nekk ak waxtu wu nekk te du xewwi du sàppi deesu ko sensé ajuwul kurise ñu jàpp ne nag ku bëgg a defar réew ku bëgg a defar nation ku bëgg am solution ci liy xew ci àdduna dañuy jëlaat gone yi nga xam ne ñooy génération future jàngal leen alquran te yar leen yaru diine kon yéen délégation bi nga xam ne yéen a fi teewal Jamiyatu Mus'ab ibn Umayr maa ngi leen di sant bu baax waaye di sant itam nag di leen yóbbante cant ci jamiya ihyaa'u turaas al islami lajna al qaara al ifriqiya bi dawlati Kuwait allati qaama bi tamwil أو قام بإشراف بناء هذا المركز الإسلامي وهذا المسجد الذي إن شاء الله
sataftahu abwaabaha li jamici abnaai almuslimina alsaakinina fi baladiyati Ndiéyène Sirakh di sant nag ñi fi teew ñépp di dellu si waat rek di wax ne gone yi ci suñu kanam te ñoom lañu yaakaar ëllëg nan leen jàngal alquran nan leen jàngal diine nan leen jàngal leneen ñu mën a saytu seen diine waaye saytu seen àdduna man de ci daara ji laa génne man mii doon jàng alquran di yor pot bi it di wër di yalwaan waaye jàpp naa ne man ak ñu mel ni man ñu bari mënuñu jàpp mukk ne génn ci daara ji dana tax a tardé fii ma taxaw tey jii nii maa di meeru Ndiéyène Sirakh fii ma taxaw tey jii nii maa di président commission des ressources humaines bu AMS association des maires du Sénégal fii ma taxaw nii génn ci daara ji maa ngi nekk ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du président de la République fii ma toog taxaw nii maa di ki nekkoon chargé des relations publiques d'Al Azhar kon jàpp naa ne te bari naa ay moroom yu bari yu mel ni man yu génn ci daara ji kon génn ci daara ji taxul a dellu ginnaaw génn ci daara ji taxul a des ginnaaw génn ci daara ji teewu la mën a saytu sa dundu àdduna ak sa dundu àllaaxira jamiya Mus'ab ibnu Umayr ma dellu si waat toujours ci yéen tey de ñoom ñoonu taxawu lii am waaye démb itam taxawu woon nañu nu ci leneen fukki teen ak benn ñi ngi ci biir commune Ndiéyène Sirakh jullit yi di ci jariñu ca ndox mooma ñoo ma jàppale ñoo ko financé ba ñu tabax ko waaye yemuñu foofu ci biir réew mi ñi ngi organiser ay séminaire di def ay formation ma di ko fekkee bari na ci loolu fekkee naa ko waaye yemuñu ci loolu ñi ngi organiser jirim yi nga xam ne seeni wayjur dafa jiitu ji bàyyi leen ginnaaw ñi ngi leen di taxawu ci yar leen ak jàngal leen ak dimbali leen loolu nag ku koy def ci am réew waa réew ma ñépp ñoo la war a sant waa réew ma ñépp ñoo la war a jàppale kon noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm di leen yóbbante cant googu ak ngërëm loolu ci Mouhamadou Gaye mu dem ba egg ci Kuwait ca organisation ba fa nekk surtout commission bi nga xam ne moo yore wàllu Afrique monsieur le préfet noo ngi lay gërëm bàyyi nga sa bureau bàyyi sa lépp ngir xam ne état moo war a taxawu njaboot gi waaye état mënu la def lépp état mu ngi bëgg a génne gone yi ci mbedd mi ñu bàyyi yalwaan ji état mu ngi bëgg am yéene yu bari ci daara yi pour tabax ay daara moderne waaye kon fokk ñu jàppale état ci loolu ndax état mënu la def lépp loolu nga xam ba bi ma la ko yëgalee nga daal di bàyyi sa lépp ngir ñëw teewal gouvernement bi ci bis bii nga xam ne am na solo amal na solo population bi duma daaneel sama kàddu te santuma njaboot gi nga xam ne ñoom laa bokkal dëkk bi di taxawu diine ji Serigne Moustapha nga ca kër ga bu teewul noo ko teewal nooy wax ci kàddoom di ko doxal di ko waxal waaye yebal nañ njaboot gi Serigne Khadim mi ngi nii toog Serigne Mbay Fall mi ngi nii toog Serigne Fall mi ngi nii toog Serigne Abdoul Ahad mi ngi nii toog kon ñoom ñépp ñi ngi fi te noo bokk daara ji nga xam ne 1895 la Cheikh Ahmadou Bamba dem ci tukki bi 95 96 97 Serigne Baba sanc daara ji ca Samayel 1902 mu ñëw sanc ko fii ci Nduuf daara jooju mooy dund doonoon mbaar ba tey mu doon classe yii nuy ñaan yàlla mu doon leneen ak leneen ak leneen ak leneen kon noo ngi sant bu baax li ñu bëgg wax lépp waxtu wi du nu may nu wax ko waaye suñu xol sedd na noo ngi gërëm di sant tey ñaan yàlla képp ku fi teew sa tànku ñëw ak sa tànku dem yàlla na ko yàlla def yiw fi may daaneele mooy sant Serigne Abdoul Qadir Mbacké
sëriñ Abdul Qadir Mbàkke mii nga xam ne moo saytu woon liggéey bi am ci yéeney boppam mi ngi nii toog ci sama ginnaaw taxawu taxawaay bi gën jaarafeti taxawin ba lii liggéey bii ku ko gis xam ne sell na sellin wu mucc ayib di sant presse bi maa ngi sant dafa neex tey lool man ma teew en tant que maire Mamadou Thiaw toog di président commission domaniale Pape Saliou Diop toog teewal fi ONC Mus'ab ibnu Umayr te moo doon dox jéego yi ci ba ñuy tabax pour ba ca Kaba Amdi Ndiaye toog di adjoint maire Papa Gueye nekk fi di chef de village su Kaba ay conseils municipaux ak responsable jóge Kaba nekk fi ma leeral nag lu am solo loo xam ne moo ne wóorut maane moo ko gën a wóor pour ba ca Kaba Pape Saliou tudd na ko lool léegi suuf yombul bi ñu demee ba di ko tabax te muy njariñal l'islam ñi koy tabax di taxawu l'islam di njariñal gox bi ñu jot ma téléphone ñaan ma toog ak man ma bàyyi leen ñu ñëw toog ak man Pape Saliou mii jiite ko bi ñu dikkee wax ma pour ba wax ma ni muy demee te ma xamoon lu ñuy liggéey ñaari baat laa leen tegal mooy dama jiite waaye moomu ma suuf ki nag suufu askan wi la réew mi nag daa am ay loi ak règle duma leen laaj ñaari 15 soxlawuma ko li ma soxla mooy ngeen fay ordre de recette secrétaire municipal bi dina leen bindal ordre de recette ngeen dem Thiès ci trésor public fay fa ñu bindal leen ordre de recette ñu dem trésor public fay indi quittance bi jox ko Modou Thiaw mu daggal leen suuf si noonu la suuf si demee Pape Saliou a ngi nii Modou Thiaw laaju leen ab 15 man mii soxlawuma seenub dërëm nun duñu jaay suuf duñu soxla xaalisub suuf ba ma doonee maire ba tey xaalisu suuf mësta tege ci sama loxo loolu nag leeral gi fii la neexe ku ca doon wax dara boo teewee wala boo teewut déggal loolu tungu ni di teew ñuy notaal Pape Saliou a ngi maa ngi président commission domaniale a ngi chef du village baa ngi ni suuf sa ca Kaba pour ba dañu ko may ñii ngir yàlla ak l'islam wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ànd nañu lool lu toll nii ku mu jaare ci say loxo liggéey bi mel nii kontaan nga te it ñu bëgg ko nii ñu soxlaa ko nii mu ngi gërëm sëñ Abdou Khadir Mbacke mii nga xam ne moo yoroon liggéey bi te kenn ci nun yor na liggéey yu bari ci mbooloo mi yu ñuy liggéeylu te fu nekk wax dëgg yàlla dafay liggéey waaye fu mu liggéey rek boo fa demee kontaan mu ngi koy delloo njukkal di ko siyaar di ñaan fan yal na gudd bu baax a baax a baax yaram yal na wér di sant Cheikh Mouhamad Fadal ci moom mu ngi sant waaye nu nit nu ngi sant kenn mënu koo gërëm xanaa di ko ñaanal yàlla na yaram wu wér te fan yu gudd nu ngi waxee ci kaddu yi Amir Mouhamad Gaye mi muy wax ci kaddoom la ñuy wax moom itam mu ngi koy gërëm bu baax di ko sant te di ko fàtte mukk moom itam moom sunu diggante dafa xaw a yàgg lool moom Cheikh Mouhamad Fadal mii woon na ci moom la président yebbaloon ca tëj télé wala ouverture ba moom discours ba mu fa jël macha allah moom la ñu nettali ba léegi rafet ga mu rafet di seede yu rafet waaye wax dëgg yàlla lii day ñaanal leen réewam Koweït ak Bahreïn yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ci lii ndax xam ngeen lii liggéeyuñu ko mënuñu ko liggéey waaye yàlla nu baaxee mu jaar ci sunuy loxo ONC centre Mus'ab ibn Umayr wax dëgg yàlla na ngeen ko sant la yàlla bu baax a baax a baax moom nag lii lu tuuti la ci moom ci sunu yéene ak moom wallahi al asim université yéene nañu ko fii mu am université mu am fii wala mahat bu mag boo xam ne day jàngale sanawiya yéene nañ ko te yàlla na ko am kon moom des yéeneem ci nun rëy na lool xam nañu ko it waaye nun itam wax dëgg yàlla sunu yéene rëy na ci moom lool ak mbooloo mi koy jàppale kon lu toll ni ñetti téeméeri jàkk ak i jumaa ci Sénégal yu tegu ñetti téeméeri yu tegu ci Sénégal mbooloo mi tabax nañu ko
te itam kenn gënu ko ci yel demande rek amul leneen benn gàllawu ci demande rek ñu may la bu ci sawar seeg nekkee te jaaruñu fii Mouhamad Fadal jaar ak nun kon moom bu nu ko joxee lii xeeb nañu ko nu ngi leen di siyaar bu baax a baax te seede ak bëggam ci nun ak dimleem ci nun ak itam bu nu sañoon de ku mel nii kii ñu bari ci réew mi jiite lu mel nii mu jiite ndax itam kon njiit la du yàqu di koy teg ci yoon du ko teg ci bakkanam ndongol daara lu xam yàlla xam yonent ba bu jiitee dara mu aw yoon kon dey wax dëgg yàlla nu ngi koy ñaanal fan gudd te di ko ñaanal lii yal na yàlla yàggal ko ci ay loxoom ba mu màggat lool bi ñu ne ko bi ñu di ko wax ne mënatu koo yor mbaam bu ne mu doy na yal na ko yàlla def nu ngi sant waa dëkk bi nag di leen jaajëfu ci coono yi gis neenu mbooloo mi nan ni mu toll gis nañu bëgg gi ni mu toll waaye yal na yokku mbooloo mi daal lii la amul lu mu doon wax maa ngi ànd ak nu ngi ànd ak sunu yaay Lamine Diouf moo jiite yoon wi ak imam Malick Mbaye mi jiite jàkka gi jiite takkusaan bi ak Mouas Diouf mi nga xam ne organisation moo ko yor ci mbooloo mi ak Cheikh Fadal mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci organisation ci ginnaaw dëkk bi noonu nun ñooñu noo ànd ñëw ñu yónni nu amir yónni nu fekkee si lii nu ngi leen di jaajëfu nag di leen gërëm di wax ne yàlla na fi yàlla dolli tawfeex ndax ko comme niñ ko waxee sëñ Fallou boobu ñu fi tey en tant que maire waaye dafa ñu fi woo tey en tant que li nga xam ni moo jëkk a nekk qualité am muy sëriñ daara kon monsieur le maire de la commune ñu ngi tàmbali nuyoo bi ci yow nuyoo bu tedd di nuyu monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Khombole di nuyu conseils municipaux yi fi teew yëpp góor ak jigéen di nuyu kilifa diine yi fi teew yëpp te ñu lim leen sànq di nuyu imam yi fi teew di nuyu chef de village yi fi teew yëpp ak notable Ndiéyène Sirax di nuyu jigéen ñi ak góor ñi Serigne Fallou chef religieux ñu ngi nuyu également ñi nga xam ni ñoo waral ñu teew fi tey muy association Moshab Ibn Umayr ñu ngi leen di nuyu bu gën a tedd di leen dalal jàmm ginnaaw loolu Serigne Fallou ñu ngi am mbégte lool ci lii nga ñu boole muy ubbi complexe boo xam ne bii dafa am jàngkaayu alxuraan daara ak jàkka yaakaar naa ni lu war a ànd la lu mën a ànd la suñu mbégte de dafa gën a rëy bi ñu agsee ndax jàpp ñu ne woon ni investissement bi ñu fi def tollu na nii dañu jàppoon rek ni jàkka ju modeste la ak benn wala ñaari saalu classe waaye bi ñu fi dikkee fekke nañ fi loo xam ne lii de ku ko doon jàpp ay millions yu bari moom nga koy xayma kon vraiment ñu ngi lay gërëm encore une fois di la ndokkeel ci xalaat bii nga am dem wuti ay partenaires ñu jàppale la ba nga xam ni man nga fi def école bu toll nii ay élèves yu bari man fee nekk di fi jàng alxuraan ñu leen fi yar di leen fi jàngal diine loolu comme ni nga ko waxee ñun tamit kontaan nañ ci lool te it ñu ngi dëggal li ngay wax ni priorité la pour gouvernement Sénégal parce que gouvernement ci boppam moom moo war a fexe ba képp koo xam ni kii gone nga juddu ci réew mi nga jàng nga am xam-xam ci xam-xam bi nga xam ni moom la say waajur taamu ba loolu tax na at yi ñu génn de am na ay jéego yu am solo yoo xam ni def nañ ko ci wàllum njàng arab ak jàng diine
loolu yow yaakaar naa ni ci domaine boobu nga nekk xam nga ci lépp. xam nga ni bu jëkkoon ci lu ñu mën a lim baccalauréat arabe amul woon yéen jàngkatu arabe yi sonn ngeen ci lool ba fi ñu toll baccalauréat arabe dañ koy organiser te valeur bi nga xam ni baccalauréat français bi moom la am baccalauréat arabe boobu moom la am loolu jéego bu rëy la. leneen li ci des également mooy gouvernement bi am na également benn projet bu mag boo xam ni bii projet université arabo-islamique lay doon boo xam ni bii dañ ciy jàngale yi gën a xam-xam yi gën a kawe ci diine l'islam. kon loolu bu ma koy wax damay fàttali rek ni njàngu diine ak njàngu arab lu amal solo gouvernement bi la su ko defee bu ñu gisee investissement bu mel nii nag du ñu mën a def dara lu dul di la ci gërëm te di la xamal ni Serigne Fallou lii nga fi def dinañ ko jottali kilifa yi parce que xam nga projet bu mag bi ñuy wax daara moderne te ñu war koo def ci commune yëpp yaakaar naa ni kuy wut foo def daara moderne nga dikk fekk fa investissement bu mel nii yaakaar naa ni sa xel xëy na du xalaat def ko faneen waaye da ngay renforcer fii ndax am na lu fi am ba pare te yaakaar naa ni nga gunge koo xam ni kii mi ngi dem moo gën ngay tàmbali foo xam ni fii dara amu fa fii de yaakaar naa ni buñ doon def daara moderne duñu tumuranke ci fu ñu ko def ndax am na déjà fu ñu tàmbalee kon monsieur le maire Thiaw maa ngi gërëm bu baax conseil municipal parce que lii lépp su amee ni ko monsieur le maire waxee conseil municipal moo ci d'accord ndax conseil municipal moom mooy joxe suuf conseil municipal mooy d'accord pour ñu mën a ubbi lu mel nii kon encore une fois ñu ngi leen di gërëm bu baax ci turu ministre de l'éducation nationale nga xam ni ñun moom lañu fi teewal ci lii ngeen nangoo joxe suuf su yaatoo nii ñu def fi investissement bu toll nii pour delluwaat ci Serigne Fallou encore une fois ñu ngi lay gërëm yow mënuñoo sori ci wax ci yow ndax dafa am lu bari lu ñu séq waaye vraiment sa taxawaay gis nañ ko bu baax rafetlu nañ ko te yow da ngay jëmal fu ñu toll nii jàng rek moo am solo jàng ba mokkal li nga war a jàng nga xam ko moo am solo ak lu mënti doon nag bon yéen jàngkat yi da ngeen di wax ni yoon ni fi dafa daan wax ni dem leen jàngi ba Chine te boobu Chine sori na trop te it ba mu koy wax alors dañu wax ni bu ñuy jàngi Chine demuñu fa de pour xanaa jàng diine wala jàng arab pour laneen lañ doon jàng loolu dafay dëggal rek xam-xam alors fi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg kon Serigne Fallou encore une fois yow da nga wane ni man nga jàng bu baax sa diine nekk ndongo daara dem ba nekk Serigne daara te du tee taxawaay bi nga war a taxaw ci sa gox ak ci réew mi nga taxaw ko loolu ñun am nañ ci lu ñu wóor parce que gis nañu taxawaay bi nga nekk fii au niveau de la région mais au niveau national également gis nañu sa liggéey ci wetu président de la République parce que alors loolu moo tax mu xam ko ba def la ambassadeur itinérant nga nekk ci wetam di ko liggéeyal liggéey bu am solo ci këru diine yi mais également lépp luy éducation gis nañ liggéey bu baax ñu ngi def kon encore une fois ñu ngi lay gërëm waaye ñun de lii bettuñu ci yow ni ñu ko waxee rek ñu ngi ñaan yàlla may la gën laa may doole gën laa may kattan ba vraiment fi nga bëgg a jógee jëmee sa commune bi nga jëmee ko fa parce que xam nañ ni commune la boo xam ni bari wuti moyen waaye yaakaar naa ni yow amuloo moyen waaye yaakaar naa ni ñeewuloo ñu am ay moyen parce que am nga xam-xam te xam-xam lu mu jiitu rek léppay baax dina mën a gën a jël kon encore une fois ñu ngi lay gërëm bu baax di la xamal ni nag dinañ la jàppale bu baax boole la ak ministère de l'éducation nationale parce que initiative bu mel nii ku ko jël dañ la war a encourager maa ngi gërëm encore une fois ONG bi nga xam ni moom moo waral lii di leen yóbbante nuyoo ak sant boo xam ni bii
dama koy def ci turu autorité yi ci seen amir Mohamed Gaye di ko wax ni ko gis nañu li mu fiy def parce que Serigne Fallou fàttali na ko ni du ci éducation rek ngeen di liggéey waaye yéen a ngi liggéey également ci hydraulique nee na fukki teen ak benn def ngeen ko fi loolu am na solo trop parce que ndox quand même li gën a am solo ci li ñuy soxla ci gox bi ci la bokk kon encore une fois ñu ngi leen di féliciter di ñaan yàlla ngeen defaat ko faneen ak faneen parce que encore une fois soxla nañ bu baax ndaw yoo xam ne yi dañoo jàng bu baax diine ñu yar leen yarul islam ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp allahumma salli alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd السيد الوالي ممثل رئيس الجمهورية السيد رئيس جمعية مصعب بن عمير السادة الأئمة والعلماء زعماء القرى السيد نائب الأول لرئيس البلدية أعضاء مجلس البلدية بنجين صرخ أيها الحفل الكريم أقدم إليكم أحسن التحية اختارها الله لنا فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أقف أمامكم لأقدم تشكراتي الجزيلة إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي لجنة القارة الإفريقية بدولة الكويت وإلى جمعية مصعب بن عمير وعلى رأسها السيد محمد جاي بما قام به لخدمة الإسلام والمسلمين في السنغال عامة وفي بلدية نجين سرخ خاصة من حفر آبار وبناء مساجد ومدارس وكفالة أيتام ومساعدة المحتاجين بأنواع مختلفة وأخص الشكر لفاعل الخير السيد المتبرع عمر عبد العزيز العلي الذي قام بتمويل المركز الإسلامي الذي سيتم تدشينه اليوم إن شاء الله. سيد ممثل رئيس جمعية مصعب بن عمير، أدخلت يدي في جعبة معلوماتي وحركتها يمينا ويسارا لأصادف ألفاظا تسمح لي أن أقدم تشكراتي تليق بهذا العمل المجيد، فلم أفلح، فوقفت حيرانا وقلت للممول المتبرع: شكرا جزيلا يا أخي الكريم، تقبل الله سعيكم ويجزيكم بأحسن ما يجزى لعبد أقرض الله قرضا حسنا. وهذا المركز إن شاء الله سيكون مفتوحا للمسلمين الراغبين في تربية أبنائهم وبناتهم تربية إسلامية، ابتداء من تحفيظ القرآن وتعليم العلوم الدينية من مرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. وعليه
نرجو من فاعل الخير أمثال سيد المتبرع عمر عبد العزيز العلي أن يمدوا إلينا يد المساعدة لإكمال الفصول وبناء السكن والعيادة الطبية. أيها الإخوة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.